waaw Momo li may wax tey mooy wàllum reçu ak quittance de loyer mooy soo demee ba joxe sa caution. quittance bi ñu lay jox quittance ak reçu dafa am dañu xaw a méngoo. seen différence bëriwul reçu par exemple su dee da nga fay wala nga def benn avance da ngay jot benn reçu pour ñu wax la ne que tu as reçu telle somme reçu baa ngi nii c'est-à-dire mooy wane ne que mooy sa carte d'identité mooy preuve donc dañu bëgg dama bëgg ñu xool élément bi dellu si waat si plateau bi. asalaamaaleykum mbokku Sen TV asalaamaaleykum waa groupe rendez-vous ñu ngi leen di nuyu di leen sant di am mbégte dellu si waat ak yéen tey ci point boo xam ne am na solo alors point bi ñuy développé tey nag mooy bu fekkente ne locataire bi dafa dëkk ci kër alors weer bu jot mu fay dañu gis ñu bari ñoo xam ne dañu miinanteeg borom kër yi ba bu ñuy fay. daanaka du ñu exiger quittance wala reçu bu ñu verser seen loyer ba pare ñu leen doon ñaan nag loolu ñu bañ di ko sàggane ndax bu fekkee da nga taxaw ci kanamu yoon reçu de paiement bi wala quittance bi rek moom moo mën a prouver que ni fay nga ñaare bu fekkente ne borom kër gi il est de mauvaise foi wala mu bëgg laa génne mën na ne fayoo ko te boo fekkente ne amuloo benn këyit boo wane bu wane ne fay nga. bu ngeen demee ci kanamu yoon këyit la xam day jàpp ne rek li borom kër gi wax mooy dëgg kon muy 20 000 muy 25 000 ba 1 million boo versé loolu yoon sax daf la ko digal boo versé yenn montant yi da nga war a exiger ñu jox la quittance ak reçu de versement. loolu moo lay may bis boo demee ci kanamu juge nga mën a génne parce que bu fekkente ne yaa ngi fay nekk en règle yoon daf la protéger bu baax a baax. mais tant que mënuloo ko justifier ak loo miinanteeg borom kër gi naan daan naa ko jox mais man maa bëggul woon mu jox ma loi quittance ak reçu loolu yoon du ci wax dara day seetaan donc loo mën di def ci dépense exiger ñu bindal la quittance ak reçu de versement ndax bu ëllëgee bu coow amee nga mën koo génne teg prouver ko dépense boo def ci kër gi rek exiger ñu bindal la quittance wala reçu nga denc ko bu baax a baax ak lu mu yàgg denc ko. waaw Momo quittance wala reçu c'est très important parce que da ngay xamanteeg borom kër gi mu ne la non garaawul man ak yow amuñu problème boobu ñoo far. nga dem dëkk ci kër gi doo recevoir reçu doo nangu jël quittance donc après un jour problème bu amee moom bu ko neexee mën na taxaw devant le juge pour dire que musoo ko fay yow léegi ban preuve ngay wane ne que yaa ngi ko doon fay c'est tellement important ñuy joxe preuve di wane même bu dee 25 000 nga dugal wala 10 000 del exiger tout le temps loo fa def ñu jox la reçu même bu fekkee ne da nga def ay travaux ci kër gi récupérer reçu bi nga xam ne plombier bi wala menuisier bi def na ko ci kër gi nga jël denc waaw daas fanaanal parce que un jour problème mën na am wala nga war a génn ñu naan la lii yàq nga ko wala lale nga génnee reçu bi ne ko lii defar naa ko te ça lii la ma coûté donc ce qui fait que yow doo am problème tout le temps di nga am preuve pour mën a wane ne que man def naa lii wala jot naa lii ci xaalis quittance aussi c'est important quittance de loyer wala quittance leneen électricité wala leneen soo ko jotee amal document partie boo xam ne da ngay garder sa ay document pour borom kër gi bu la naree indil problème wala changement d'avis am changement d'humeur am di nga am ay preuves yu leer léeg-léeg nga gis nit joxe këram am problème pour récupérer ko wala mu am ay sous location wala nga bëgg jëlaat sa kër wala yeneen problème yu ni mel amuloo reçu wala amuloo preuve duñ la mës a jox sa kër c'est toi toujours qui perds. yow mënoo di ñàkk ci émission parce que yi ngay andi nii ay points yu ama solo la parce que yii mooy andi problème yi souvent ay conflits yi ngay dégg ci kër yi ak yooyu yii moo koy andi nit day fay parce que man gis naa ko ci ay cas yu bëri nit day fay du jël reçu am parce que il se dit que nii kii il est net ak yooyu bu génnee waa ji dagg ko buñ demee ci yoon mu ni ko fayoo ma woon te buñ ko laajee reçu du ko mën a génne parce que comme benn waay moom mu ngi joxe benn appartement jox ko Nafi Dieye par exemple Nafi ba pare jox ñu même jour bu ñuy déménager
ñaari oto yi daje te encaissé na ñaari caution c'est-à-dire caution na fi ak sama caution man. ba pare jox ñu caabi ku nekk. mais yow mi am reçu ak ki amul reçu. ñëpp am reçu looloo graaw. ay waay ana waa ji moom. dañ ko jàpp. dëgg na fi ba pare ñaari oto yi gaare ñoom ñaar ñëpp ñëw di déménager si donc ça c'est un problème léegi ki nga xamante ne moo njëkk fay jour bi ki nga xam ne moo njëkk fay reçu wam si reçu wam datam moo njëkk moom la ñu jox keneen ki dafa perte mais kooku moo bàyyiwul dafa ne non parce que mënuma yóbbu sama waajur ba ñu déménager déplacer suñu kër vider suñu kër pour ñëw amuñu fu ñu dëkk. donc waa ji moom il était bien nekk ci benn cérémonie nekk ci jàmmam fa la ko police jëlee yóbbu ko mu ne mu assumé il a assumé que c'est lui-même. xam naa xew ma la doon waajal nag. mu encaissé ñaari caution yi. nañ ko fa tuuti. ah dinañ ko téye di nga fay parce que il faut nga fay soo ko fayul dañ lay tëj boo bañee ku la tëj jëlee la ci xew di nga fay. la nga doon baatare di nga ko deel